jàmbaar ca waar wa loo liggéey di yaa ko moom di jëmbule ñaxareerul boroome kii ñu ngi leen di nuyu waxtaanu Reni Koom-Koom ñu ngi fii nag ci Gouloumbou xam ngeen Gouloumbou nag bari na luñ fay béy lii ngeen di seen ci suñu gannaaw mu di banana Gouloumbou mi ngi nekk ci région bu Tambacounda digganteem ak Tambacounda mi ngi toll ci fanweeri kilomètre ak juróom xam naa buñ ci boolee ñeenti téeméeri kilomètre ak juróom benn fukk ak juróom ñett yi nga xam ne mooy Ndakaaru Tamba kon dina nekk daanaka daal xaw naa mat 500 kilomètres boo leen boolee nag aller retour kon junniy kilomètre bokk yi def nañ ko ngir rek fekk si producteurs yi fekk si ñii ngeen xam ne nag président de la république boo leen dee fàttaliku ñëwoon na fi bu yàggul waxtaan ak ñoom yéen a ngi seen sax tournée boobu ngeen xam ne defoon na ko fa yéen a ngi seen it président bi di monsieur Sall du conseil spécial du président de la république Mamadou Sall ak it ndaw yi sëñ Mangane moom it xam naa ne dinañu jot a waxtaan ak moom ak yeneen kilifa yi nga xam ne moom la ministre de l'agriculture et de l'équipement rural yónni nag fii muy Modou Mboup di conseiller technique te it yàlla may ko mu xereñ lool ci wàllu mbéy kon it docteur Macoumba Diouf mi ngi fi ak ñeneen ñàkkul ñu jot a waxtaan ak ñoom kon président de la république la mu leen waxoon ci biir tournée boobu nag am luñ ko tawatoon lañ ko tawatoon moo ne Sénégal day mën na bañatee jëggaani banaana Sénégal ndax am nañu suuf yi am nañu ndox mi lii manqué rek mooy ñu gën koo yaatal te bu lañ calculer woon seet ne bu leen ci président de la république jàppale loolee dinañ mën dem ak fexe daal ba man di béy banaana boo xam ne Sénégal dootu ko jëgaani fenn loolu nag tey jii lu tolloog 2 milliards ba ñu waxtaanee ak genn wàll moo mënoon a def lii ngeen xam ne moom la ñu soxla loolu tey jii nag antu na loolu la kilifa yi ñëw nag di rafetlu loolu leen président de la république yoon digoon te def ko kon ñu bëgg ko indi tey jii ci waxtaanu Reni Koom-Koom banaana baa ngi nii jigéen yi yéen a ngi leen seen ñu ngi jaay gis ngeen it pomme bi ak it lépp loo xam ne aju na ci banaana daal xarit yi tey dinañ leen ko waxtaan seen mbégte nag moo leen indil meeting bee ngeen di seen maanaam waxtaan woo xam ne nag dëkk bi population bi ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci banaana bi ñoo taxaw ne fokk nag ñu sargal président de la république kon daal suñu xarit yi loolu la ñu bëgg a ñëw ak yéen ci seen émission Reni Koom-Koom. cëggi banaana gis nañ ko fi lool de macha allah ñu nekk nag ak Mohamed Mangane yow day ci kuréel bi sax am na loo ci yor. waaw jërëjëf Kader li nga wax dëgg la ñun yàgg nañ ci filière bi depuis 86 ba léegi ñu ngi ci yàlla def na suñu yëngu-yëngu yi gën a rëy ci banaana rek lañ ko def ñu ngi bokk ci benn kuréel bu ñuy wax Corprobac di yëngu ci wàllu mbéyum banaana fii ci Tambacounda. waaw Tamba moom yàgg nañu ci béy waaye nag ci jamono dafa mel ni xawoon na jafe lool. waaw ndax maa ngi doon wax sax ne président de la république mosoon na fi ñëw. waaw dëgg la ci gannaaw it tournée boobu. dëgg la am na lu mu leen digoon. dëgg la mel na ni loolu nag mi ngi nii. waaw loolu moom président du sax lii la ñuy wax ndax président def na lu jiitu lii président def na fi lu ñuy wax plagiat. président def na fi lu bare ci loo xam ne tey boo ko estimé woon ci ay milliards toll na ci lu mu bon 3 milliards ak genn wàll lu ñuy wax plagiat bi def na ko ren li ci mujj rek ci engrais ñun mosuñu am lu weesu 50 wala téeméeri tonnes
ren rek jox nañu 700 tonnes jaarale ko ci loxo ministre agriculture ci taxawaayam ak ci bëgg mbayam donc président noppiwul musul noppi di ñu jàppale lii nag daf ciy mujj bi mu defee tournée nationale bi passé la ñëw fii ñu jàmbat ko li nga xam ne mooy suñu soxla mu ne ñu kat li ngeen ma jàmbat wax leen daf ñoo laaj de lan ngeen bëgg ñu ne ko daal li ñuy bëgg mooy dañu bëgg yóbbu mbayum banaana fu gën a sori fii nga xamante foofu la nekk mu ne la ngeen boole ci qualité ñu ne ko loolu moo tax ñu jóg mu ne ñu kon boog lan ngeen bëgg ñu ne ko bu ñu amee 500 hectares aménagé kooku dina nekk lu ñu gënal mu ne ñu ñaata la ñu ne ko 2 milliards 500 mu ne leen janvier dinañu ko jox te loolu yàlla def na tey commencé nañ ko. kon dugg na ci xaalis boobu dugg si. xaalis boobu dugg na. waaw te feeñ na. feeñ na ci mbay mi ci la. waaw lii xam nga ñun ñu ngi daan béyee racole. boo xoolee en 86 laa fi ñëw waaye lu jiitu am 1976 ba 2016 bi wala lu ko jiitu ginnaaw ci lu ko weesu tuuti ci ginnaaw racole rek lañ daan def. asperseur amuloon lii la ñu tuddee asperseur. li tax lii baax na ci wàllu qualité maanaam banaana bii gis nga régime yi nga ko gisee nii bu doon banaana racole warul paase mënut a paase ñaar fukki kilo ba ñaar fukki kilo ak juróom lii nag day def fanweeri kilo ba juróom fukki kilo asperseur. beneen bi ci desit mooy ñi koy téye temps bi mu daan jël. ñun fii bu nekk nii ku ci ne day taal machine bi boo ñëwee sa tool da ngay xool benn jamono nga fay xool rek def sa entretien dellu ca la nga nekkoon bu dee racole nag loolu yëpp mënu ko ba donc racole bi day jël sa temps amul rendement te it du amul qualité. bii nag lii la ñuy wax asperseur kii fii mu ne bu machine bi tàkkee rek day tooyal tool bi yëpp day mel ni nawet. noor ak nawet bàq bi dafay da nga ko fiy fekk. ndox mi bawoo fan. day mu ngi bawoo ci dex gi fële ci fleuve bi boo ko defee nag tuyau yi la ñu installé fii mooy fii nga gis nii fii gis nga fii la principal bi nekk lii mooy secondaire yi su ko defee bu machine bi taalee asperseurs yi da ngay ñëw rek asperseurs yi di tooyal banaana bi di tooyal banaana noor ak nawet boo fi ñëwee ni mu tooyee nii bu nawetee bu nooree boo ñëwee nii ngay fekk mu tooy. Mangane yéen a ngi toll woon fan nag ci mbay mi. ci wàllu production waaw. waaw ñun ñu ngi toll woon ci. fanweeri junniy tonnes yu manqué tuuti ñaar fukki junniy tonnes. ak juróom. lañ daan ëpp maanaam suñu production annuelle rek foofu la daan toll. te marché bi mu ngi toll ci juróom fukki junniy tonnes. bon xam nga ne bon ñun la ñu amoon des na. waaye lii nga xamante ni président de la république mooy 500 hectares yi nga xamante ni yokku na ko ci tournée économique bi mu doon def. ci at mi passé. loolu mooy wane ne bu lii sottee ñun lu ñu jaayeeti la ñuy wuti waaye du nekkatul loo xamante ni marché Sénégal. nañ ko def alhamdulilah. gouvernement bi dana si wàllu banaan jël décision aménagée fii ak déwén juróomi téeméeri hectares yu bees yoo xam ne fii ak at mi ñëw daañu am ñaar fukki junni tonnes ci banaana. incha allah loolu buñ ko amee rek Sénégal dootul jéggaani banaana dana am production bu doy pour sénégalais yi di mën consommer seen banaan bu ñuy béyee ci réew mi. su boobaa ñaar fukki junniy tonnes yooyu ak juróom bu fekkee ñaar fukki junni te lii day ëpp ñaar fukki junniy tonnes ndax fi ñu nekkoon ak fii wuute na ndax moyenne bi ñu daan am bu dee moyenne 20 lañ doon wala moyenne 19 fii mu nekk dañuy dem ba moyenne 30 wala lu ko weesu. kon su boobaa ci wàllu qualité bi day yokku ci wàllu production bi maanaam ci wàllu moyenne bi day yokku te loolu yëpp nag ginnaaw yàlla. 1 milliard 2 milliards 500 bi nga xamante ni président de la république joxe na ko ci bi muy def tournée nationale ci Sénégal tournée économie bi loolu moo indi lii tey. waaw njaayam banaana bi nag defe naa ne Sénégal banaana bi dafay neex wax dëgg ndax dama xamul nag lan moo waral muy tuuti. waaw ni nga xam ne noonu la. ci kii bi régime bi ni banaan yi tuutee. loolu qualité la rek variété la am la. waaw xam nga fii mu ne boo xoolee banaan dafa am robusta am Williams dafa am bari na ay variété mais variété yooyu li ci ëpp doole rek mooy toppatoo gi ñun li ñu amoon yàllaa ñu dimbal ci suturaam rek maanaam ci mbaaxu yàlla mais li ñu doon bay du woon qualité mais lii nag mooy qualité banaana bii ngeen gis nii bii mooy qualité. banaana bii. waaw. bii mooy banaana asperseur lii mooy banaana qualité ndaxte gis nga banaana bi gis nga guddu ñaay bi léegi lii tey lii boo ko xoolee mënoo ko wuutale ak banaana Côte d'Ivoire boo demee fu mel ni Côte d'Ivoire gis nga banaana bi mu génnee
dañ koy solo lu ñuy tuddee benn mbuus lañ koy tuddee benn mbuus lañ koy dugal mbuus boobu gis nga banaana lii nga lii bu ñoree rek day am tache banaana dafa fragile même su ma defee nii sama loxo bu banaana bi ñoree da nga ciy fekk lii léegi nag bu demee nag Côte d'Ivoire comme ñooñu nga xam ne ñooñu gën a développé ci banaan ñoom bu génnee dañ koy dugal dañ koy defar ay sachet bu ko defee gunóor yi dootu ko laal lépp luy yàq wala bant wala leneen dootu ko xoos bu jógee foofu encore ca conditionnement ba keroog muy yegg ci oto ba keroog muy yegg ci plateau bañ koy jaayee day wuute lool ak suñu bos waaye jàpp nañ ne fa la ñu jëm ndax li ñu gënoon a jafe am nañ ko mooy am lu yaatu am qualité te loolu am nañ ko tey bon donc bu dee damay wax ne banaana léegi fi ñu jëm mooy ci wàllu defarin wi ba mu mucc ayib waaye xam nga banaana bi tey bu ñu la ko jaayoon doo xàmmee banaana Côte d'Ivoire la wala banaana bu jógee Gouloumbou la bi ma mënoo ko xàmmee yow en tant que consommateur man mi nga xam ne nag maay bay man maa mën a xàmmee ne bii Côte d'Ivoire la jógee wala jógeewul fa ca des waaw mbuus yooyu nga doon wax nag lu ci am solo la dafa mel ni sax tàmbali ngeen ko waaw tàmbali nañ ko mais yaatoogul fa lañ jëm mais banaana ndox mi dëgg la ndax ñeme na maral banaana ñemewul maral banaana léppam ndox la banaana boo koy roosee juróom benni weer mu gëj a naan ndox bis ba delsi la nga defoon yàqu na banaana moom dundam yëpp ndox rek moom ndox rek moom daal nay tooy nga di ko toppatoo. te li koy tooyal moom mi ngi fi léegi. espèces yaa ngi nii waaw lii moom wet gis boo ko ci. emploi banaana lim ciy jël ci région Tamba tey mën naa na région Tamba ba Tamba daj amul benn filière benn société boo xamante ni ëpp na fi doole banaan amul. tey bu ma la waxee ne la ci ñi nga xamante ni ñoo jógee Libye ñii demoon Italie ñii demoon fu kenn xamul ñoom ñëpp tey man sama wàllu bopp rek lu mu néew juróom benn fukki xale yoo xamante ni jógee nañu bitim réew maanaam doon nañu tukki yàlla dogal seen tukki baaxul ñu dellu siwaat ñu cadré leen ci banaan ñooñu moom li ma lay wax boo demee ci tool yi dañ ko fekk li dalee Kouar Laboya Faraba Kulaari Sankaañ Sall Ngeen Ajaaf ñii ñëpp boo fa demoon tey boo ma tàgguwul boo fa demee nga jël sa micro di nga ne la xale yi ñoo lay xamal ne la ñun kat demoon nañ ci yoonu suufi waaye yàlla ak banaana bi moo tax tey ñu toog ba dematuñu fenn. bu yëkkatee kenn ci sa biir kër teg ko ci wetam yow la yëkkati teg sa wet ci wetam kon nañ ko gërëm ñun jigéen yi moo tax ma ni képp kuy jigéen képp ku yeewu ci këram war na boole këram yépp yee ko ne ko Macky Sall la ñu war a waxal ñépp war a sant Sall Macky Sall jóge na Dakar ñëw ba fii Gouloumbou jaar ba ca banaana ya gis li fa xew dimbali ñu bëgg nañ ci moom kontaan nañ ci moom lenn rek lañ laa bëgg a yóbbante ministre Sidiki Kaba ak président Omar Sall mi nga xam ne moo nekk ci weti Macky ma koy naan bu yeggee nañu waxal suñu maam Macky suñu papa Macky suñu nijaay Macky ne dama ne mu neel ñu ko may nañu xaalis bu bëri boo xam ne bi bu ñu investir ci banaana bi lépp lenn rek lañ koy ñaan mooy suñu pow may na bi nañu ci may jàmm ndax nga xam ne nawet su deexee ñu mën a évacuer ay toni ton banaana yi nga xam ne moo ñu ci dimbal moo tax ma ni Macky gàcce ngaa laama ñépp ñu fi teew gàcce ngaa laama ku xew du ma sa xew wi mooy Macky Sall cuuraay daa neex ci palais. nuyu mbooloo mi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ci turu Papa Abdoulaye Seck de l'agriculture moom mi nga xam ne moo ñu fi yebal ñu waxe ci turam
ak santam moom nag bi mu yónni fii dañu xamal ne moom moo namoon ñëw fii ci Gouloumbou ñëw fi fekk fi doomu ndeyam Omar Sall Mamadou Omar Sall fekk fi aussi collègue am di doomu ndeyam Sidiki Kaba mi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk liggéey ci gouvernement bi bokk bëgg-bëgg bokk fu ñu jëm bokk ci lu ñuy xëccu ministre bi nag ne ma soo demee nga fay sama collègue ak waa Gouloumbou moom ñëw na fii ay yoon bi fi njëkk ñoo li ko frappé li ko marqué mooy li nga xam ne fii ci ñu ko yëngatu jëm ci wàllu banaan ba bi mu demee mu waxtaan ci ak président de la République Macky Sall xamal ko ne ko fii ci Gouloumbou de waa Gouloumbou yi ñu ngi liggéey bu mucc ayib liggéey bu rafet jëm ci banaana bi donc président def benn tournée entre le 16 et le 20 octobre 2016 le 19 mu ñëw fii ci Gouloumbou bi mu ñëwee ci Gouloumbou mu gis li ngeen fii liggéey ci banaana bi liggéey bi yéem ko lool mu gis seen engagement mu gis seen détermination mu gis seen Pastef mu ne ñii dañu war a jàppale li ngeen soxla ñu ne ko ñun li ñu soxla mooy aménagement encore 500 hectares fii ci gox bi mu ne loolu may naa leen ko dinaa ko def effectivement ba mu ñëwee Dakar mu nekk ittee mu taxaw ci mobiliser 2 milliards 500 mille francs CFA le mois de juillet bi ñu nekk 17 juillet la ñu signé convention ak accord ak armée bi directeur de génie donc ba nga xam ne département de région de Tambacounda région de Kolda y aura 17 sites fukk ak juróom-ñaari gox yoo xam ne daañu ko aménager incha allah à partir fin mois de juillet pour les travaux de 120 jours lay durer donc 4 mois su paree donc incha allah da ngeen am 500 hectares de plus ba mën a produire da ngeen ko bëggee Sénégal am autosuffisance en matière de banane donc ki nga xam ne nag dalaa jox ndékki jox la añ fekk ne dalaa dig rek war ko gëm kon nag yéen ñëpp na ngeen jàppale président Macky Sall jàppale ko nag mooy jàppale ñi nga xam ne dañuy dox ci tànkam di wax ci waxam di yëngu ci ordram maanaam muy le ministre Sidiki Kaba ak Sall ak ñu ko jàppale ñëpp itam ngeen jàppale leen ndax loolu moo jàppale Macky Sall fee banaan dafa am solo trop ci réew mi ndax am na ko wax léegi gis nañ ñi nga xam ne ci àddina bi loolu dafay joué fee banaan day filière boo xam ne suñ ko toppatoo Sénégal dana autosuffisant en banane ba pare ba mën a exporter dans d'autres pays or loolu mooy bëgg-bëggu président Macky Sall mooy bëgg-bëgg ñu produit banane te incha allah su ngeen àndee lëkkaloo nekk benn loolu dana am ndax président yéen la am yéen moom ngeen am kon nag li ngeen nekk mooy itteem seen bëgg-bëgg mooy bëgg-bëggam seen soxla mooy soxlaam te lépp loo xam ne taxaw ngeen ci moom dina taxaw seen wet jàppale leen ba mu jëm kanam. bis bi béykat banaan yi ñoo ko moom résultat bi ñu am seen résultat la ndam bi ñu am ñun ñëpp la donc ma ngi ñaan loolu mu gën a yaatu tey nag fu ñu nekk jar na su ma waxee président Macky Sall jërëjëf ci teraanga bu ñu defar mais jar na aussi ma wax yeneen jërëjëf président Macky Sall li mu defal Sénégal yëpp. aduna nag su la nit defaree dara sant ko mën nañu wax Macky Sall président Macky Sall xaretu béykat banaana yii la am na ñu fi jaaroon na ci mais pour ñu xam dafa sàmm xaddam pour ñu xam aussi ki nga xam ne boole nañu ñun béykat yi mooy Pape Ablaye Seck moom Macky président Macky dafa wax incha allah ci mois de janvier dinaa leen jox le 2 milliards 5. aljuma 27 ma ñëw ci bureau bi ñu teg ma ci salle d'attente ba 10 heures bi jot ñu ñëw jëli ma dem ci biram ma fekk foofu suma xarit suma doomu ndey nit ku defar Sénégal defal àdduna bi yëpp mooy garde sceaux maître Sidiki Kaba. bi ñu ñëwee mu ne Sidiki Kaba maa la woo nga ñëw teewee
engagement bu président de la république jëloon ci tool Mamadou Oumar Sall ci turu béykat banaan yi yépp ma seede la bi ñu jógee foofu président de la république woona ma mu ne fexal $2,5 milliards yi nga génne ko comme nag xam naa ni nga mel ak Mamadou Oumar Sall xam naa ni nga mel ak président xam naa ni nga mel ci Sénégal yépp su may annoncé nouvelle bi lu ma gën a neex mooy ma woola yéen ñaar ngeen toog ma wax la ko donc $2,5 milliards yi ñun lu ñu tàmmoon du liggéey ñu ne comme da ngeen bëgg a modernisation moo tax bëgguñu léegi ngeen def seen tool yi ak semaine mais dañu indi génie rural ñëw def débroussage tool yi def aménagement ba pare ñu seet irrigation bu ànd ak yooyu ñu commandé matériel bi mu ñëw am nañu yaakaar d'ici le 24 dañu war a tàmbali liggéey bi loolu seen producteur banaan yi ngeen ko yëg loolu ndam la ñun béykat yi ndam la ci Sénégal ndam la ci Tambacounda ak Kolda ndam la ci Vélingara parce que ñoo sekk zone banane bi aduna loo gis développement moo ko jiitu loo gis ci développement métier mu ngi ci biir dugg nañu ci nawet bi yàlla na ko def nawet bu baax xam nañu ne ñun béykat banane bi depuis 76 ñu ngi ci béy banane suñu production régionale mu ngi nekk 26 000 à 27 000 tonnes yeneen ñaari 2 000 tonnes yi yeneen régions yi ñoo ko partagé xam nañu ne aussi 8 heures de temps la ñuy liggéey par jour aussi ñu am rendement faible parce que nit loo amul moyen walla loo xamul mënoo ko def mais yàlla baaxee na ñi nga xam ne ay ONG ay organisme ñi nga xam ne ñu ngi logé woo ci ministère de l'agriculture ñu ngi yëngatu ci département yu bari mais mën naa wax ci département fi ma nekk ak li ñu def ñu gis ko mooy PADR lu ñu def mooy def nañu une parcelle de test ñu tuddee ko parcelle émergence bi 50 hectares la ñu liggéey ci foofu au lieu de 25 tonnes la ñu doon am par hectare sur parcelle boobu commencé na génn tey 40 hectares par parcelle donc gis nañu ne y a 15 hectares y a 15 tonnes de plus tu travailles moins et tu gagnes plus donc loolu yaakaar naa lu rëy la ñu ngi leen di sant di leen gërëm. dama bëgg ngeen xam ko ministre de l'agriculture Pape Abdoulaye Seck sama xarit sama doomu ndey boroom xam-xam bu rëy ndax académicien la un brillant ministre de l'agriculture bi nga xam ne mu ngi soutenir jàppale président de la république ndax l'agriculture mooy secteur bi nga xam ne dafa difficile mais daf ci ànd ak loyauté ak conscience ak engagement résultat yi ñun ñëpp a ci teg suñu bët dafa bëgg Sénégal ma bëgg Sénégal oriental bi ma ko waxee Mamadou Oumar Sall lu mu fi def mu ne maa ngi lay promettre incha allah dinaa dem ci champs yi nee na ay champs yu bare la am bu mu visiter champs yi tool yi mu def rapport au président de la République Macky Sall le président Macky Sall nee na la banane dafa bokk ci croissance Sénégal parce que le ministère de l'agriculture croissance bi nga xam ne loolu lañ def actuellement 6 à 7% 6,7% alors que bii ancien régime bi ñu fiy jógee musuñu dépasser 3% musuñu ko dépasser mais le président Macky Sall en moins de 4 ans nous étions déjà dans les 6,7%. mu ne dama bëgg de près de 26 à 27% ñu dem ci 50 000 tonnes 50 000 tonnes loolu suñ ko defee les 6 milliards bi nga xam ne loolu la banaan di rapporté dinañ am lu ko gën a ëpp bi ñu posé question bi Mamadou Oumar Sall au nom des producteurs nee na défi bi dinaa ko relever monsieur le président de la République mu joxe moyen bi mu dégagé ko mu ne ministère de l'agriculture bàyyi leen lépp na ngeen réaménager seen budget ngeen joxe Mamadou Oumar Sall
2 milliards et demi mu dem 2 milliards et demi mu dem liggéey loolu lañ def te liggéey bi commencé na te les 50 000 tonnes incha allah je sais que dinañ ko am su ko defee day gën a tàkk la croissance du Sénégal day gën a yokk kon nag ñu ngi féliciter le ministre di wax ne président de la République Macky Sall ko population waa Tamba waa Gouloumbou ñu ngi koy sant di ko gërëm jàmbaar ca waar wa loo liggéey di yaa ko moom di dem bu leen ñaxareerul borom